suñu mbokku téléspectateurs yi suñu Label TV yi ñu ngi amaat mbégte ak contentement jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ñu koy defee tous les jours rek du lundi au vendredi mbégte la ñu am jàkkaarloo ak yéen ci seen émission sunu buzz à travers sunu Label TV TNT 27 ci zone claire bi comme ni ma koy waxee ñu ngi foofu léegi kenn fayatul dara ku mu neex seetaan ba heure bu la neex aussi tamit TV d'Orange bi ñu ngi ci numéro 37 Label Média application bi aussi tamit ñu ngi fa Facebook Instagram ak li nga xamante ne moom mooy YouTube ñu ngi fa ñu ngi am mbégte di leen wax ni tey bég nañ lool ci message yi ak li nga xamante ne aussi tamit mooy bépp rek retour bi ñuy jot à travers vous les téléspectateurs kontaan nañu bég nañu lool donc nag maa ngi ziar ñi nga xamante ne ñoo am habitude toog fii du ñu seetaan toog ci seen biir ay kër teg seen ay ataaya heure bu baax bi la comme ni ngeen ko tuddee noonu laa koy waxee tous les jours heure bu baax baa ngi ni heure teg caayin la heure teg njogonal la heure defar ba mu baax la heure aussi tamit xaar ñi nga xamante ne ñoo nekk ci circulation bi war a ñibbisi ci kër yi ngeen fas yéene leen bégal alaaji yeeg moo xam lu mu ci mën ci doon ñu ngi noonu ay ca mi ngi noonu di ziar ñi nga xamante ne aussi tam ñoo nekk ci bërëbu liggéeyukaay yi ñii dañuy gontu ñii dañuy wàcc waaye ñi nga xam ne ñoo fa nekk liggéey ziar nañ leen bu baax moo li ci biir géej yi marché yeeg fépp fu waay nekk rek ñu ngi leen di béggee bu baax tey nag ma am mbégte dalal tey ji sama benn doom bu ñuy wax Agnès macha allah mu nekk xale boo xamante ne macha allah du ma leen ko wax dama leen di bàyyi moom ngeen découvriral ko seen bopp en même temps aussi tamit koo xam ne kenn dootu ko présenté ci li nga xamante ne mooy chaîne sénégalaise bi di Bill Diakhou suñu grand moom aussi tamit ñuy ñaan yàlla commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale ak ci alhamdulilahi rabbil alamin ay ci sama grand damay jox sa doom mu tàgg mu nuyoo ba pare ñu doog a ñëw ci yow jàppal ni sénégalais yi namoon nañ la ay ca Agnès ma bàyyi la nga nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp bàyyi ma kenn maa ngi di nuyu yéen mii doon suñu mbokki téléspectateurs yi di nuyu sama waajur maa leen nuyu yéen ñëpp. nuyu nga ñëpp. d'accord allez grand. dañ lay bàyyi nga nuyoo. salaamaaleykum. maaleykum maa ngi leen di ziar waa Buzz Label. suñu Label TV waaw suñu Label TV di ziar. technicien bu mën a tooñ bi. Ibrahima Khalilulaay. Ibrahima dafa mën tooñ de. caméraman bu mag bi. macha allah xam ni Moussa. waaw Moussa il a beaucoup fait. di la ziar yow Ourey. di la jox sa wàccuwaay bu baax di la delloo ziar. di wax ne télé bi ñëpp a ngi koy suivre. et que télé bu am solo la. merci beaucoup. après yow boo ci nekkee da ngay créer emploi. te boo créer emploi dafa mel ni da ngay réew bi day gën a jébbi. ci côté bu ne ci jeunesse. gis naa ne télé bu jeune la. c'est important. kon gis nga lool. waaw gis nga ne ay ndaw rek nga fi fekk. ay ndaw rek laa waaw macha allah ñuy ziar PDG bu baax monsieur Makhtar Sylla ñu ñaan yàlla mu yàggal taxawaayam ci kanamu njaboot gi ndax nag wax dëgg neex yàlla comme ni nga ko waxee rek. créer emploi ci sa biir réew dëkk ci dëkk bi boo rek ak defar dëkk bi la def. donc nag ñu ngi koy remercier bu baax. ñaan yàlla moom ku am solo la. parce que man su ma fàttalikoo liggéeykat la. te c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. par rapport ak capacité am intellectuelle ak capacité am de faire. et ku bëgg réewam la. Makhtar Sylla tout le monde le connaît. mais ñu ko gën a xam man ci laa bokk. dëgg la ndax dama fekkee am lu ma xam ci moom. macha allah nit ku yiw nit ku bëgg dëkkam nit ku brave. et courage. jërëjëf merci beaucoup Mr Bill mi ngi lay seetaan parce que mu ngi ñuy seetaan en direct émission bi du ko rëcc ci sunu buzz. donc nag ma dalal fi sama ñaari ndaanaan yi nga xamante ne moom kenn du ko présenté ti fii ci Sénégal gars yi namoon nañ la torop nag Mr Bill foo nekkoon ba jamono ji boobu ba léegi gars yi namoon nañ la torop kenn ku ci nekk yaa ngi may wax surtout Ndeye Fatou de sama benn ami d'enfance depuis fële nga xamante ne mooy Cité Port moom aussi tam mi ngi lay bëggee bu baax jot naa message am waaw maa ngi koy ziar Ndeye Fatou moomu di ziar waa Sénégal àdduna yëpp. ndax man artiste la boo xam ni dama am concept boo xam ni moom laay véhiculer comme dañ ma dàkkantale ab rappeur. ma jël kàllaama. hip hop def ko sama xol. def ko ci sama jëmm. def ko ci sama liggéey mu di liggéey rek. pour le développement de notre pays. du Sénégal. ma am beneen concept boo xam ne maa ngi ko tuddee rap rare recherché. mooy ñetti R yooyu. dama ko gëm depuis ba may gune ba léegi. bu ñëpp xeloo ñëw. man damay xelu ñëw. man ci noonu laay doxee sama àdduna. ci lépp nag mais maa ngi liggéeyal Sénégal. parce que maa ngi ci pàcc bu ne. ci wàllu mbay mi. maa ngi ciy bay sama waar ci wàllu cetum Sénégal maa ngi ciy bay sama waar ci wàllum orientation ndaw ñi toog fii tekki fii. di liggéey ci lu bari ci ak ay plateformes yu bari.
di liggéey ci télé créer ay télé yu ko mel ni RIAS réseau d'information des agriculteurs du Sénégal créer lu bari créer usine àndandoog sama benn ndijaay di ci liggéey ci wàllum engrais tamit am studio di liggéey hip hopeur yi ci hip hop parce que lu lay dundal lu ne dee ko dundal c'est vrai la nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyi ndax jig na la effectivement les grands ku la gëj a dégg dëgg bi nga dalee woy ba léegi Sénégal defe naa lépp loo fi jot a def ci ay clip rek ñu ngi koy déglu te ba léegi sénégalais yaa ngi koy enjoy donc nag ñu gëjoon la gis loolu xam naa ni loolu noonu dinañ ci dellu soit tuuti en attendant ma waxtaan ak sama doom ji Agnès noo def mbaa yaa ngi si jàmm depuis quand nga commencé woy Agnès bon man yàgg naa si musique bi bon moo doon suivre chorale yi waaye fin 2021 laa commencé si showbiz laa dugg si showbiz Agnès est-ce que mën nga wax ci kaw pour sénégalais suñu bokk téléspectateurs yi dégg la dama lay xaañ de dama lay xaañ de bon ma ne yàgg naa si musique dama doon woy noonu di woy tu noonu bon si fin 2021 laa commencé dugg studio di prise boobu laa mën a ne boobu laa dugg si showbiz bi d'accord xam nga man duma la laaj sa âge parce que xam naa mais dama lay laaj kañ nga maanaam ban moment nga commencé carrément dugg ci musique ak ba xam ndax yaa ngi jàng wala da nga arrêté jàng bi bon comme ni ma ko nee si fin 2021 bi laa ko commencé def bu tam maa ngi doon jàng d'accord maa ngi doon jàng yaa ngi doon jàng waaw arrêté kon ça veut dire que da nga arrêté jàng waaw pour musique la wala lan du pour musique pourquoi nga arrêté waaw dama am beneen difficulté moo taxoon ma arrêté d'accord parce que d'habitude gars yi bu ñu duggee ci musique rek dañuy fàtte jàng bi te daf ci am solo dafa am solo trop jàng bi am na solo ci li nga xamante ne mooy aussi tam ci sa carrière musicale Agnès d'origine sénégalaise casamançaise wala bon man Casamance laa nekk waaye d'origine Guinée Guinée nga dëkk Guinée d'origine Guinée mais Casamance nga dëkk sénégalaise d'accord et depuis quand nga ñëw Dakar installé fii commencé ci musique bi damay ñëw fii di dellu da ngay ñëw di dellu damay ñëw prise ma dellu waaw ren moo damay ñëw pour formation de musique pour formation de musique waaw léegi nag balaa sama réalisateur bi préparé ma sa première ñu xool li nga jot a def dama gis ne yaa ngi woy ci pour africain yi waaw lan nga bëgg ban message nga bëgg a lancer carrément ba tax nga génne loolu damay woy sama làkk wala les trucs là waaw non booyoo ci sa làkk mais da nga woy africain yi waaw c'est juste je suis fière d'être africaine te dama ne loolu bon ku nekk war na valoriser loolu ndax ma ne ci musique bi en même temps damay bëgg di lancer message pour joxe ñeneen courage nga xam te ne dañuy décourager si dara mu am lu leen métti ñu bëgg a bàyyi lu ñu doon def son musique juste c'est pro parce que dama ne artiste dafa doon canal de communication effectivement bon loolu moo tax gën na ma jox doole pour ma gën a taxaw si domaine boobu loolu moo la motivé pour nga way yow. waaw motivé na ma waaw d'accord léegi nag Ibrahima bu fekkente ne benn bi disponible na nga wàcceel ma ko parce que dama bëgg comme dañu xaw a retard tuuti rek mu am lu mu ñu baaxee tuuti parce que ku mën li muy def la ndax jot naa ko testé tuuti Sénégal ñëpp a ngi lay déglu suñu mbokku téléspectateurs suñu Label TV ñu ngi lay déglu bu bàyyi la nga ànd ak son bi. waaw def li nga mën tuuti ñu wane sa bopp fii nag ñëpp lay seetaan ba yóbboo nga jóg def li nga mën sinon duñ la may dara. ayca demal ayca non mën nga toog yokkal ko son bi nee na mu def lu ko neex ayca. ayo jini mangi asi jenji mani teni asi woji wanji mani wa miamia haomi ayo jini mangi mangere do melo mamuto ko pele go ya mani be mujini mayo ayo jini mangi nul ne peut m'aimer comme ma maman je t'aime maman I love you my mommy nul ne peut m'aimer comme ma maman je t'aime maman I love you my mommy namuso ikana kumbo namuso ikana kumbo namuso ikana kumbo chimani suma yonje oinje mi no magalema ayo chini mangi abai mi onom je bora bale gulte nyoro gobe ayo mama ayo
jini mangi asi woji waji mani wa mi ma haomi ayo jini mangi mangere do melo mamuto ko pele gu ya mani be muji mayo ayo jini mangi na yang fuma sumala tonye yang fuma enayo na yang fuma sumala tonye yang fuma sumala tonye yang fuma namuso ikana kumbo namuso ikana kumbo namuso ikana kumbo nul ne peut m'aimer comme ma maman je t'aime maman I love you my mommy nul ne peut m'aimer comme ma maman je t'aime maman I love you my mommy. ay fii yaa ngi làkk lu doy waar xam naa daal je t'aime maman comprendre naa ko. waaw li ci des comprendre ma ko de ma fii lan nga bëgg expliquer nii carrément. c'est-à-dire ma ne maa ngi wëyal sama yaay ki ma bëgg ni ndox. bu ñuy naan. ki nga bëgg ni ndox bi ñuy naan. ki ma bëgg ni ndox bu ñuy naan ndox bi ñuy naan. d'accord. ndaxte bu ma amee lu ma métti mooy taxaw. pour ma inspiration la. ci la bokk bu ma amee lu métti moo may taxaw mu taw. day def tout pour mu mën ma defal li ma bëgg. moo tamit naa ko wëyal bu waxee bu ma nee ma bàyyi dinaa bàyyi. bu ma nee ma def dinaa def. parce que il a beaucoup fait def na lu bare pour man moo tax. moo nar ko wëyal. ok léegi moom bu la nee bàyyi way tey da ngay bàyyi way. non boobu du ko wax. damay laaj rek de yaa ko wax da nga ko bëgg ni ndox bu la teree nga bàyyi bu la digalee nga def bu la teree way da nga koy bàyyi way. boobu lu dañuy toog si table ñu waxtaan ci loolu. ngeen waxtaane ko am na solo mais j'espère que doo xëccoo rek bon. xam naa ne mi ngi lay encouragé. di la seetaan bu baax fan nga toll ci clip bi est-ce que yaa ngi ànd waxtaan ak label. bon clip am na tourné nañu clip mais génnagul ba léegi. d'accord. maa ngi tam di liggéey si beneen studio bon. kii Ñemeris Record. ak Xat Krosaay. ak si Serious Black. ok waaw. d'accord léegi nag xaaral ma tourné ci suñu grand rappeur bi Bill Diakhou ñu dellu si waat ci yow léegi en attendant ma ñëw ñu waxtaan ci affaire label parce que xam naa ni jamono ji il faut que label yi xool si la grand Bill. d'accord grand Bill tani jaa ngi nii du yaa ko laaj. yaa ko fu génn woon mu rëkk jamono ñu ne déet na waaye nga laal li nga xamante ne moom mooy Miraas. te Miraas jamono bi nga koy waayut boobu demeewul woon noonu de mais jamono bi instant bi dafa doy waar Miraas mais benn bu ci nekk dig ma ci ñëwul mais déjà Bill Diakhou fan la nekkoon. boobu ba léegi nii ah sénégalais ñëpp di la laajte Bill Diakhou fan la nekkoon. xanaa damay baamtuwaat rek. waaw mais parce que am na loo xamante ni foog nga tegal ñu ko parce que bi ma nee tey dama invité sama benn grand rappeur boo xamante ni wax dëgg neex yàlla ba léegi ay woyam dañ koy woyantoo. moom daf ma ni carrément booy yi xamuñu ko. ma bëgg nga wax. waaw man. tontul ma ko rek moom mi ngi lay seetaan Ilo. man sama ñàkk sama raar ci depuis 2007. may écarté wu par ndànk ci mouvement hip hop bi. ci scène sénégalaise. parce que dama ne man à l'époque rappeur laa woon. waaye du ma musicien. rappeur nga woon. waaw rappeur laa woon waaye du ma musicien. rappeur laa woon waaye sama artiste des na. siiw naa ba ñëpp xam ma. waaye sama musique baaxul. ma ne damay delluwaat back to the source. damay dem ci source bi. fi nga xam ne fa la musique jóge ma jàngee foofu musique pour ñëwaat. looloo taxoon ma def écart bu mag parce que tamit nax sa bopp baaxul. je chantais le rap. j'étais chanteur en même temps. mais li may woy baaxul. pourquoi baaxul. baaxul c'est ça. nan nga ko gisee nan lañ mën a waxee lan nga mën a tuddee baaxul. musique du fen. nan nga mën a tudd lan nga mën a tuddee baaxul. ci musique bi. yow mélodie bi daal maanaam. mélodie musique bi. contexte beeg non paroles yi c'est paroles yi dafa nekk. ay paroles yu existe la. mais la musique c'était pas ça. ah d'accord maanaam musique bi jaarul woon yoon. jaarul yoon. ok. Sénégal moo demee noonu parce que non du nopp yëpp lay mën a déglu un vrai
musicien bu la dégloo day xam ne li nga def dara baaxu ci. ok mu corrigé la. moo tax nga dem jàngiwaat. da ngay jàngiwaat. ok parce que man bu jee juddu ndëkk feeñ la. c'est-à-dire man old new school la du ma old school yooyu. mais old new school. dama doon def rap parce que j'avais dama amoon passion bi. am bëgg-bëgg musuma cee séntu ñaar dërëm. c'est vrai. musique du ma dugg parce que man Dakar City Breakers laa nekk man breaker laa woon man je faisais du break te dama ci xarañoon wax dëgg yàlla. après musique urbaine bi rap neex ma continuer di def rap àndandoog musique bi di dem. mais c'était pas trop ça. c'est du lu ma bëggoon quoi. li ma bëggoon moom mooy lii may def ma xam ko xam nga dañuy naan waa kër Baye Niass yi dañuy naan la balaa ngaa jaamu yàlla da nga koy xam. da nga koy xam ba pare c'est vrai. donc il faut nga jàng. demal nga jàng ci laa def pacte de sorte demaat dem jàngi xalam. dem jàngi yu bari ci musique. dem jàngi chant. dem xam lan mooy musique lan mooy accord fan nga mën a tegu bu la ay musicien di tëggal naka ngay liiree li ñuy tëgg pour mën cee àndandoo ak ñoom way ma dem jàngiwaat. ma def ay at génnewu ma presque 10 ans yoo xam ne ou 12 ans yoo xam ne génnewu ma mais teewul musique ba ma tegoon. Sénégalais yi di ko consommer ba tey fu ma génn ci àdduna ñu ne ma Bill foo ne. dimbali ñu ngir yàlla génneel beneen bés parce que yaa fi rappeur ba nga xam ne yaa jël musique rap dugal ko ci biir kër yi. parce que effectivement du dagguma la mais. da nga fi am ay paroles yoo xam ne da nga koy way ci lu mel ni Maman noonu. Maman noonu li nekk ci biir. hôpital yi dañoo salté. li nekk ci biir li nekk ci biir déjà Maman noonu. déjà ay réalités yoo xamante ne dafa xew fii nii lekk alalu jirim. nangu seen yaay tàqale doom ak waajur donc. nit dee nga puukare te yow. way boobu ba nga koy way loolu bariwul. sa jëkkër feebar ngay ñaan yàlla mu dee. génn àdduna parce que sonn nga ti di ko xaar. ci tëddaay bu yàgg bi. c'est vrai xam nga. yu bari na quoi baykat yi nga xam ne dañoo sonn. waaw yooyu yëpp yaa ngi koy way léegi da nga fi expliquer lu am solo mais Ibrahima bu fekkente ne miraas bi pare na mën nga ma ko jàllaleel Bill Diakhou miraas ñu dellu si waat ci suñu mbokku téléspectateurs yi. boo ko tegee dinaa rus de da ngay récapituler. non damay bëgg mu may ma baaxul de waaye tegal ñu déglu parole yi. non moi xam nga man musique rechercheur ki demal ci loolu en attendant ñu waxtaane xam nga man j'aime bi damay déglu musique. paroles yi moom ma ëppal solo ci musique bi. franchement parler donte mélodie bi dafay accompagner comme li nga wax boo ko mënul demal nga jàngiwaat ko. yaa ngi dégg mais teewul yow boo tegee dañu xam li ngay wax. te man li ci am solo mooy message yi nga daan lancé. te mu bëri léegi ci jamono te yow jamono bi nga koy wax bëriwul woon noonu kon de ce fait que nit ki bu ñuy bind léegi. war nañu xool texte yi. mooy alerte bi rek. waaw parce que man d'habitude bu may invité fii li may njëkk a xool mooy say. décortiquer nit ki xam mooy kan. alerte la woon rek. waaw xam nga réew boo ci nekkee. nga gis ay affaires yoo xam ne du yoon da ngay dem dëj gis maire yoo xam ni wax dëgg yàlla ci dëj bi dañuy teg seen mbaxal puuj paaj xam nga. léegi nii. non dafa gën a bëri teg mbaxalu puuj paaj da ngay dem ci dëj nga gis ñuy nit ku yor fer. ay fer. di ko jaay ak ay cuuraay dugg ci biir di la jaay ay digijee goowee. mu ngi noonu nga ànd ci ak suñu papa El Hadji Ndiouga Dieng papa yi Momo Dieng ak Sabel ak ki nga xamante ne mooy sama xarit bi Pama ay ci ñu dem découvrir ko ñëwaat léegi nii mais jamono bi yàgg na Bill 22 ans la def ay ci mën nañ dem xool ko ñëwaat xanaa di lambatu ba ne ko jàq ñaawteef ko koy dund ko tar ayca mi ngi noonu mu nekkoon Bill Diakhou ci li nga xamante ne mooy miraas grand delloo nga cosaan nag yaa ngi wax ak ko ji 3 fleurs toog Tingel ak lan Emos jamono yooyu yàgg na karawaay yooyu moom yëpp yàgg na mi ngi noonu donc nga ànd ci ak suñu papa fa Ndiouga Dieng moom it mu aw ci lu doy waar yal na yàlla yërëm ko te xaru ko àjjana amiin amiin waay bu baax macha allah papa yi Momo Dieng Sabel ak ki nga xam ne mooy Pama Dieng mi ngi noonu way rek lay def lii bi nga koy way jamono ji amuloo mais léegi dëcc yi comme ni ngay wax ni yi ci nekk dafa bari donc moo tax texte yi tout le temps dama ku ma invité damay gën a kii ci teg sama baaraam foofu noonu parce que dafa nekk loo xamante ne lu ñu war a bàyyi xel la donc yow jamono bi yow naka nga ko dundee quoi ba mu demee nii gis-gis rek am gis-gis rek parce que
parce que luy raam ci ñag bi la jëm. effectivement. et que nous sommes dans un pays boo xam ne chaque jour day am lu bees luy xew. te lu réew mi gën a dem rek. mu am yeneen yu ñuy créer yoo xam ne day accompagner. bu ñu demee ba léegi ñu ne bon. dama lay won rek ci lu ndaw léegi dafa am bu ñu lay takk léegi. léegi comme ñu lay takk léegi. dafa am léegi fuddan. da ngay def fuddan. c'est vrai. léegi est-ce que loolu amoon na. xam nga loolu amuta woon. léegi da ngay def fuddan woo say musiciens yi toog nga toog ci digg bi. alal xaalis bi la sa jëkkër jox yëpp nga jëlaat ko mu wóor na ni am na sa benn bàjjen bu nekk à côté. bëgg lu mu añee mënu ko am. c'est important wala bëgg lu mu reeree mënu ko reeree. am sa dëkkandoo boo xam ne toggul añ tey. ay njabootam a nga nii am ña nga xam ne xaalis boobu boo ko jëloon sax ci kenn nga fayal ko mu dem defari benn formation. yàlla dina la ci bindal barke di nga yokk réew. mais xaalis boo xam ne da nga koy jël di ko pasaree. may nañ la xaalis nga ne man damay fuddan takk nañ la da ngay def mariage da ngay def living nu mu tudd. seen affaire boobu réception. ba pare laabaan bi ñëw taxaw. laabaan ñëw taxaw ba pare nga bëgg jëlaat di damay defaat fuddan c'est-à-dire sénégalais. ci boppam chaque jour moom mooy dugal ci boppam ay dépenses yu inutiles. c'est vrai. xam nga li ma lay expliquer. léegi bu ñu demee ba dëj léegi ñu muy am ñuróole. nga xam waaw. ñuróole yow kii ñàkk. nit ki dee na di ñaan yàlla nga ñaanal ko suul nañ ko ba ñibbisi mais ana ñu róolee foofu ana nga ne 3e jour bi dañuy togg daxin boobu pour lan la. parce que d'habitude dañuy wax naan lii la gën a bëgg moo tax bu demee lii lañ koy toggal. ñëpp léegi daxin la ñuy togg te loolu ay biddaa la. non déggoo dafa am yoo xam ni xam nga daxin tur bi rek dafa ñaaw. ah bon waaw dafa neex ci lekk. da ngay déglu grand bil da ngay déglu parce que man su may waxtaan ak yow. dama lay yóbbu ci ay dimension yoo xam ne boo décortiquer tuuti rek da ngay yegg fi nga bëgg a jëm. moo tax ma invité la fii parce que échanger nañu ay. xam nga ab daxin mu wone gis nga am na yenn milieu yoo xam ne dañuy teg daxin ne daxin bi maye nañ ko. tamakat bi jóge fële xalamkat bi jóge fële. ñuy xalam nga tëdd ci digg bi ñu lay raayal sa biir. toggal la daxin dafa am fu mu jekk. ah bon mais bu ñu demee ba loolu ñu soppi ko yóbbu ko ci dëj. donc kon moo lay wan ne la Sénégal ci boppam bàyyiwuñu la ñu newee woon. bàyyiwuñu la ñu newee woon c'est-à-dire bëgg nañ di créer ay affaires yoo nga xam ne ba safaan la ñuy mujj di jural. ok et que dafa bari. nit ki da ngay ñàkk sa jëkkër. dama lay nettali benn anecdote benn femme fan yi dafa am jëkkër ji gaañu. ci diggante bi muy jëlee jëkkër ji diggante bi muy jël jëkkër ji. di ko yóbbu hôpital. ma jël appel bi ci ligne bi ñu dellu si waat allo. allo. allo oui ça va. ça va bien. ça va alhamdulilah. alhamdulilah foo dëkk ak foo ñuy woowee. waaw maa ngi tudd Bés moom dëkkee Grand Yoff. Grand Yoff ci loo nekk mbaa yaa ngi ci jàmm. côté monument bi rek. côté monument. côté monument Grand bi juste rek. ah d'accord foofu nga dëkk. pardon. allo. allo oui. mbaa yaa ngi ci jàmm. ça va maa ngi ci jàmm oui. alhamdulilah noo gisee émission bi ak ñi ñu dalal. ah waaw jox naa di ko rafetlu rek. waaw di kontaan rek déglu ko mënu ñëw bañ a woote ne xaar faaw ñu woote. waaw loolu baax na ci de ah. waaw. mbaa noo gisee suñu Bill Diakhou ak biñ ko gëjee gisee ak léegi. pardon dégg moom bu baax. ma ne noo gisee Bill Diakhou mi ñu invité tey ak li muy décortiquer biñ ko gëjee gisee ak léegi. ba tey li nga day xaw a kii de. dafa mel ni kon est-ce que doo ñu dégloo ci téléphone bi nga bañ ñu déglu ak télé bi. waaw defe naa mooy gën. waaw da ngay wàññi télé bi comme ça nga déglu ñu ak sa téléphone. waaw fii yaa ngi ci yaa ngi ci sunu buzz participer ci émission bi allo waaw dafa mel ni rëccu nañu de problème bi xam naa noonu la gars yi parfois dañu lay woo mais dañuy déglu ci télévision bi. bu ngeen wootee da ngeen di wàññi télé bi ngeen déglu ñu à travers téléphone bi ngeen wàññi télé bi bu ko defee ngeen bañ am retour muy retard ay ci li nga doon expliquer. ñu dem fu ñu nekkoon sax.
boobu bi moo fees. benn jigéen dafa ba léegi yaa ngi ci benn jigéen ak borom këram. voilà anecdote boobu laa doon kii femme bi. comme dëxin moom diggante bi muy jël jëkkër ji di ko yóbbu hôpital. am na ñu ñëw dajji armoire am. fekk fa xaalis. jëkkër ji dee. bi mu koy yóbbu hôpital ci diggante bi. fekk fa xaalis ba nga xam ne moom ak jëkkëram ñoo ko bokkoon denc ko. pour mën a génne xaalis bi xam nga xaalis boo xam ni la ñëpp a ko bokk. frère ñëw dajji armoire bi jël xaalis bi yóbbu. farpa bi nelaw. mais na indi xaalis boobu parce que miraas la ñëpp a ko bokk mu séddale ko ñëpp. mais déedéet mu yem seen biir. ngor moom ak yaayam ak ay frère am ñu jël xaalis bi tey mu ñaaw ba dee. xam nga sénégalais mooy fooyee loo xam ne xamul ne ëllëg dafa am te Dieu est très juste yàlla dafa juste. ñaawteef yooyu du jóg ci Sénégal te nekk nañ ci benn dëkk boo xam ne gis nga bu fekkee ne ñëppay seetaan croiser les bras du baax. il faut moom ñuy wax. man côté boobu laa féetewoo il faut may wax. donc je suis pas parfait. d'accord je vais pas dire que je suis parfait mais il faut may wax. non mais c'est normal parce que ay porteurs de voix ngeen. voilà yéen a war a loolu la wax ak askan bi. loolu la donc nag li ngeen di wax tellement comme li nga financé léegi ci sa clip bi am na solo. de telle sorte que nit ñi war nañu ci bàyyi xel. ba maanaam ñu bañ a topp rambax bi parfois ñuy déglu texte yi dafa am solo voilà parfois ñu koy déglu dafa am solo. léegi tegal sa loxo maa ngi ñëwaat ci yow parce que da nga génne lu bees tàq. ñu war ko waxtaane ak yeneen li xew ci showbiz beeg yooyu noonu bu ko defee ñu waxtaane ko Agnès ma fille yaa ngi toog jàpp sa ñàmbur ana label yi yaa ngi waxtaan ak man sànq ci label yi bàyyi nooy liggéey ak ñoom. bon man fenn laa fixé wu mooy si Ñemeris Record. ah d'accord. waaw foofu laa taxaw parce que bon damay jàppale si lu bëre. dafa am studio en même temps artiste la. d'accord muy tudd bés moom son mi ngi YouTube si moom laa nekk foofu laay liggéeyee. da nga nekk di tourner clip actuellement nii. clip tourné gu ma mais am na clip bi ma tourné bi nga xam ne génnagul. dañu ne woon sax tey dañ ma koy jox pour ñu publier ko suba ñu lancé ko. ah d'accord léegi yow dama gis ne sa ay musique yëpp da nga romb Sénégal. waxoon naa dinaa la ko wax da nga romb Sénégal yow ay Nigéria ngay gis ay Burkina Faso yooyu ñooñu lan moo la xiir ci loolu. bon xam nga moi je suis évangéliste. ok évangéliste la te ñun suñu église dañoo bëree façon ay ethnie façon am na ñu nekk ay Nigérien am na waa Afrique du Sud. dem leen di déglu. te bon pour man dama vocation boobu noonu parce que au fond de moi dama gis ne bon je suis appelée à ça quoi. te c'est un don quoi. ah c'est un don c'est un don. waxoon nga ma ni ma am nga loo ci man xam naa du ñàkk après di nga ñu ci may. ah bien sûr pourquoi pas. léegi yow Ibrahima préparel ma ko beneen mu ñëw parce que bëgg naa sénégalais yi xam ko ndax li muy def daf koo teg ba pare nag ku yaru la xale bu yaru la macha allah. bi ma njëkkee déggante ak moom téléphone dafa wax ak wa man ba bi muy ñëw pour moom sax li muy sol daf ma ko laaj. donc mënoon na bañ a am. ma wax ci tuuti rek. waaw ndax normalement sama doom la war a doon. waaw effectivement artiste la te elle a la voix. oui elle a une belle voix. merci. liggéey bi rafet na et que sànq dama bëggoon xam ndax samp juudu nga doon làkk wala bidiw wala lan. ah sànq dama bëggoon xam ndax samp juudu nga doon làkk wala bidiw wala lan. de aramé. aramé nga doon làkk. ah sama làkk. d'accord mais en tout cas les paroles sont ça sonne. boo koy déglu xam nga ñun ay sénégalais lañ dégguñu lu bari. mais vraiment ça sonne net à l'oreille. et que xam naa ne c'est des paroles vraiment carrées et puis kuy woy sa yaay tamit c'est extraordinaire. parce que nit mënoo ëpp am lu ëpp sa yaay. parce que nag jamono ji gars yi ku ñëw mbëggeel rek ngay woy ak sa yaay tamit de est-ce que tamit duñu jéem a écarté wu tuuti xool. ce qui se passe mbëggeel sax mën nga ko woy. parce que mbëggeel woy nañ ko ci làkk bu nekk ci àdduna. waaw c'est vrai comme moom par rapport ak li nga xamante ne moom mooy son yi jamono ji maanaam musiciens yi. showbiz mbëggeel bu positif dafa am na ñoo xam ne buñ ko woyee mu jóge ci xol dem ci xol mais am na ñoo xam ne doo sax mën dégg lu ñuy wax lu dul maa la bëgg ak yaa ma bëgg bi daf ñu sonal trop Ibrahima bu dee Agnès pare na ñu kii ko en attendant ñu continuer ayca kon ayca sama réalisateur bi moom dafa doy waar de ayca bu yeboo ngeen jéggalu ma bu baax a baax ayca bu dee pare na rek kii ko
mu yokk tuuti. yokkal ko nee na nga yokkal ko live bi. man de Agnès sama jaaxal. ok ma recommencé ko. nee na nga recommencé ko moom da day commandé. nee na nga recommencé ko. Fière d'être africaine. Suis en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Ici en Afrique, on est béni, même le soleil brille dans la joie. La pluie tombe, les oiseaux chantent la beauté de l'Afrique. Africa est une terre bénie, Africa mon chéri Africa. Africa mon Afrique, des faits guerriers dans les savanes ancestrales. Africa est toujours unie, même si on a été séparés. Même les scientifiques ont découvert que l'Afrique est le bébé de l'humanité. Nous sommes fiers d'être des Africains. 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 Africa, Africa, Africa ine tameduni mige tametume. Mangigoe jagi mucheo nawe jeba. Mangigoe jagi mucheo nawe. Menelima mute menegiel. Buhila i menegiel. Basile gamangu yisembe. Nous sommes fiers d'être des Africains. 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 Je suis africaine, fière d'être africaine. Africa est ameduni mio maduna somu imbi. Ibi meine anawon mubada chono yo mebich. Maduna somu imbi, kamang songu imbi. Mangi merogale mutiem imani hier gandem. Nous sommes fiers d'être des Africains. Ah, nous sommes fiers d'être des Africains. Nous sommes fiers d'être des Africains. Nous sommes fiers d'être des Africains. Africa est un medunimia. Africa est un medunimio. Africa est un medunimia. Africa est un medunimia. Très bien. Merci. Machallah, Africa. wane nga ko fi mu toll Angélique Kidjo la may jox. waaw jox la Angélique Kidjo. am nañ ay trait ak femme bi. jox na ma Angélique Kidjo vraiment. Fatoumata Traoré. Diawara Fatoumata Diawara. ah panafricaine moom nee na dara maanaam moom maanaam dafa nekk Sénégal. mais moom beneen pays yeneen dëkk yi la nekk di suivre instant bi nii. même ci ay musique am da ko wane même ci ay solinam da koy wane. donc na nga def vax ba mu rafet ndax am na si ñoo xamante ne sama classe gi bu doon ñoom la ay jesner rek def ay faar defar ba mu baax yooyu mais donc nu mu gën a simple gën a rafet macha allah xale nga yaa ngi ci yoon. yal na yàlla defal la jàmm lan nga ñu bëgg a expliquer carrément parce que fii Dul Diakhou moom dafa fier nekk sénégalais. nekk africain. waaw aussi nekk sénégalaise nekk africaine. waaw sama réalisateur bi moom nee na woo ko dugg la dëkk ay lan nga ñu bëgg a expliquer. bon ci musique son bi. les paroles. bon dama gis ne suñu jaajaa daa métti depuis temps esclavage bi. ci loolu yëpp dañoo toujours on est unis. bon am na beneen blanc ki ma bëggoon tourner clip mais si wax bi mu ne ma yow da nga raciste. mu ne ma kon yow bu ñu la joxee arme di nga rey tubaab. bu baax ma ne ko déedéet mu xool mu ne ma bu baax après ma ree ma ne ko waaw mu ree parce que dama kontaan quoi je suis très fière d'être africaine. tu crois que africain instant bi dañu booloo. bon bu ñu booloo woon est-ce que ñun tamit Afrique est-ce que dinañ dem wàllu yaan ci yeneen dëkk. loolu tam dëggal parce que am na ñuy nekk si dépigmentation ils ne sont pas fiers de leur peau. waaye tam bu ma koy wax c'est juste dama ne en même temps damay pousse ñeneen ñi am charisme ñi am li ma comment dirais-je li ma senti na ñuy yéeg li leen yàlla defloo quoi lu ñu doon.
maanaam da nga bëgg a expliquer ko ñoom. nañu resté leen yàlla def. waaw ñu nekk li maanaam ñu fierté li ñu doon. voilà maanaam sama peau bi ma bañ ko yàq. waaw sama cheveux bi ni mu mel nii ma bañ ko jël di jël ay défrisage di ko ci def daal. ma contente si li ma doon ci li nga doon. d'accord boo moo tax nga jël vax def ko ensemble bu rafet nii jàpp sa ñàmbur ni sa postis bu doy waar. xale baaxee boo ko. déedéet. nee na déedéet. d'accord donc nag macha allah ñu dellu si waat ci Grand Bin. bu fekkente ne clip bi pare na fii laay fanaan nga ñu indil de wala ñu dem ci Mama Noon xam nga man Mama Noon daf may daaneel. Mama Noon waaw kii la. non Bil Jaxu da nga raar sénégalais yi namm la. ñii sa ay rétro rek la ñu am tey da ngay lu bees tàq donc lu bees loolu dinaa leen ko tegal ñu décortiquer ko ba pare après ñu doog a dugg ci yeneen bagage waaw léegi nañu dem ci fii laay fanaan Ibrahima Xalilulaay bu dee pare na ñu jàllale ko jëlal sama tig-tig yi ndox mi bu tawee dañuy bëgg a dee moo tax may xuus sol samay tig-tig tey ayca ay ca mu ngi noonu bu jekkee rek ngay indi ñu ko sama tig-tig ji laa doon wax sànq sama yaay moom lañ ko indiloon mu boo ko defee sport du ma ko sàcc jël ko te ndox maa ngi may bëgg a ci mbedd mi. tu sais ça me rappelle qui. Pakoti ndeysaan. un grand rappeur. ñu bëri bu ma ko solee loolu lañ may wax Pakoti nga ñuy rappelé. dëgg yàlla am na ñu si jënd ñu bëri nag. muy ñu ngi koy ñaanal. dëgg la ndax tamit Sénégal tamit dafa amoon. ay nganda yu fi nekkoon. si effectivement on a perdu beaucoup de grands artistes. Pakoti c'est un grand rappeur il a beaucoup fait pour le Sénégal. il a chanté. il a rappé. et que yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin moom it ay woyam ba léegi da nga koy doxantoo. mu ci mel ni bi mu def featuring ak Viviane. du fay ay paroles la yoo xamante ne xale yi sax ñu ngi ciy defaru. du fay tu vois comme ni ma lay wax rek ay textes yu riche la. fii ak 50 ans. du fay heure boo ko tegee dafay mel ni moom mu ngi fi. lu bees tàq lay doon donc mi ngi noonu ñu dem seeti fii laay fanaan tey après ñu ñëw ñu yeggale waxtaan bi. nice macha allah. lu mu guddi fii laay fanaan balaa nga may décortiquer télé son bi damay laaj balaa muy guddi fi ngeen di jaar nag. parce que am na benn paa boo xam ne dafa àllu de nee na yàlla bu guddi am na lépp nekk bëccëg. waaw xam nga yàlla xaw ma noo ko gisee. yàlla dafa bari sutura ba sàkk guddi. guddi effectivement léeg-léeg nga mooyle bëccëg bi dàq ji ko ci guddi gi. waaw léeg-léeg ngay wut. am loo yóbbul sa njaboot. yàlla def matul. mais est-ce que nit am na kii bu toll nii ngay wut. journée bi yàlla joxu la nga war a ñibbi sa loxo nga war a ñibbi loxo neen ay xale yu ndaw di la xaar. dëgg la ay xale yu tuuti mu war a ne ñooñu boo leen joxul du ñu am. boo leen joxul du ñu lekk. du ñu naan du ñu xam ne ñuy def. mënuñu tëdd xiif tu es obligé nga reyante ko te yàlla boo ko woowee da lay wuyu. effectivement muy guddi muy bëccëg ndax yàlla moom moo sàkk guddeeg bëccëg. yaa ngi dégg. yi am nag jigéen ñu bëri ñoo xam dañuy am duñu comprendre que ne seen jëkkër. parce que yaa ngi expliqué ci biir clip bi danga may ñëw nga may tàccu. voilà tàccu saaga indi ay problème da ngaa doxaani woon da ngaa kii. te xamuñu li ngay wax loolu noonu yow da ngay taal courant suba ba ngoon. waaw ne tocc ci biir kër gi bëgg nga internet. bëgg nga lépp bëgg nga lekk bu neex. bëgg nga nekk si sa jàmm bëgg nga tëdd fu nooy mais kooku bu demul wuti ko sa jëkkër bu demul wuti ko nan la koy amee te jigéen ñi ñoo gën a baadoo la laa. déedéet non foo ko may du ma la ko may xoolal dañu baadoo loolu moom du ma la ko permettre li ma metti urey mooy tu t'imagines vraiment suba ba ngoon nga toog benn place di utiliser courant ne doon na sax sa doom wàññil ma climatiseur bi sax ñu économiser sunu poosu papa
sama poosu jëkkër. mais lépp la ñuy taal bëccëg sax da ngay gis ñuy taal lampe pour douche yi. mais amal yërmande ci sa jëkkër gi nga xam ne day dem di uti pour indi pour jox la dundal njaboot gi loolu moom moo tax may wax baadoola boobu. te mais baadoola boobu da ngay jégalu suñu bopp jégalu de yaay jigéen la alors man nee naa jigéen ay jur wàll yu ki njëkk dee ci l'islam jigéen la. maam Jaara bu sa fa wadd wele Mariama yaay Isa jigéen la. yàlla da leen def ngeen di wéttal bàyyeekoo ci faru càmmuñu maam Adama da leen bind ci benn melo. ngeen di bégal bàyyi ak doom. doom di jot bànneex bu jóge ci xol jaati ween génne ci cus jit ngëneel di màggal ay cër dëgëral yax leeral yaram jigéen ay leeraayu góor di keru doom donc jigéen mënuñu koo fay mais il faut ñu comprendre ñu il faut xale yi jigéen ñi comprendre ñu. waaw mais benn instant mën nañu comprendre koo xamante ne mi ngi koy teg ci yoon comme yow ni nga koy waxee mais am na ñoo xamante ne pour ñu dem yóbbul seen njaboot c'est tout un problème lu ñu am dañ koy teg ci àll bi. non daf ci am ñoo xam ne ay samba àllar voilà samba àllar. dafa am samba àllar moom non xoolal bu ñu nee la ying yaa la yang kon baaloore bi ngay wax fii am na samba àllar. non dëgg la am na góor ñoo xam ne lu ñu am dañ koy yóbbu ci baar bi dem mandee ko toog. bu ñu ñëwee tàcc seen. non duñ ko sàmmale dañ ko dugal ci beneen kër. non muy mën nañ am léegi nii yàlla wërsëgal leen léegi nii te kaay mu wax la nag yàllaa garaaw gi nga yàlla boo amee ay doom day dajale wërsëg. jox la pour nga yóbbul say doom du sa yëf de. moom moo ko de demal jàllale. ne da ci am ñoo xam dañ koy jël dem ànd ak beneen gel. ñu defi lu leen neex yàlla nañ ci yàlla musal loolu. yooyu bari na. donc léegi yow clip bi. yaa ngi ko génne mu ngi def ba ci réseaux sociaux yi. mais ñi joué clip bi tamit xam naa ni bu la neexee rek ñu wax ci. waaw ñuy samay doom lañ. waaw dama moo tax man la bu la neexee rek ñu wax ci. waaw kii ku góor ki sama taaw la. yaa ngi sama doom la. ñoom ñoo la joué clip bi nii. ñoo joué clip bi donc lépp yow da nga koo liggéeyal sa bopp. waaw clip bi dañoo toog ñoom ñu ne ñoom seen déjà ñoom morceau bi seen morceau la. d'accord léegi nag bu ñu jógee ci loolu dañuy dem ci réseaux sociaux yi ci buzz ci showbiz bi. ni nga gisee showbiz bi léegi rappeurs yu njëkk yi ak rappeurs yi nga xamante ne ñu ngi doog a jóg jeune talent yi ak showbiz bi demee defante bi nii noo ko jàngatee. waaw en tant que yow benn mag boo xamante ne tey yaa ngi ci. monde hip hop moo demee noonu parce que hip hop dafa gënoon violent. dafa gënoon na violent après ñu dem ba benn instant mag ñi commencé xam ne violence amul solo ñu commencé di lancer ay messages. bu ñu demee ba violence boobu duggaat ci. c'est parce que les jeunes n'ont rien compris. la nouvelle génération ñu ci bari. pas tout le monde ah. il y a de vrais rappeurs il y a de bons rappeurs qui rappent très bien. et que ils sont conscients. mais daf ci am ñoo xam ne bon vraiment je les appelle les envahisseurs. dañoo ñëw noonu rek pour xelu ñëw rek mais xelu ñu ñëw parce que musique urbaine la. La musique n'a pas de frontière. dañoo war a ànd nekk benn ñu bokk ndey ak baay. lépp am na époque. rap ñu ngi ci 4e génération actuellement nii. oui 4e génération ñoom Mbacke Dioum. ñoo doon première génération pas ñoom Mbacke Dioum sax. seen génération quoi Mbacke Dioum non. ñooñu suñuy tonton lañ di. ñoom Mbacke Dioum maanaam ñoom seen génération. ñoom seen génération waaw après bi ñooñu passé ñoom. kii neen Koulon Allen. ñooñu ñooy 2e génération bi. moom mooy ñi fi nekkoon ay ñoom Bour Diagne après ci la ay Donge ay groupe ay Joël 6 groupe Liberté 6. ñooñu ñoo fi amoon. après ñu jékki-jékki déggati ñëw. ñoom moom mooy waaw moom mooy 3e génération bi. non moom mooy 2e génération bi. mooy ñoom déggati yi ñoom awadi après 3e génération moom mooy ñun. man Fata Gaston. ainsi de suite rappeurs yi xewoon temps boobu. après nag new génération bi. moom moo nekk nii ñëw fan yii maa ngi la doon dégg nga wax ci entre Fata di ak l'autre là le rappeur de Louga là. ok. Nit Dof. ok. seulement dañ ma ci poser question man tam ma am ci xalaat bu toll ni c'est des anciens quoi, c'est des doyens. Quand on est doyen maintenant il faut être sage. C'est pas la peine ñoom am nañ ay doom am nañ ay jabar am nañ kii ils sont c'est des responsables. te nit dafa am foo xam boo fa tolloo soxlaatul yenn yi mais fait des gestes. rek nit ñi xam li ngay wax.
ce n'est plus la peine nga toog di saagante di wax ju ñaaw. dafay ñaaw sax waaw et puis ay mag lañ ba pare mënoo jiite réew ba pare nekk un homme boo xam ni. da ngay dagg sant wala ngay dañoo war a wax quoi pour ñëpp. voilà dañoo war a wax pour la population pour que les choses changent pour que les choses stabilisent. xam nga nekk ci beneen créneau parce que nous sommes dans un pays boo xam ne ñun ñëpp xam na ça fait mal là il y a la pauvreté les gens sont fatigués. la vie est chère. xam nga on a beaucoup de choses à dire. am na yu bëri yu ñu war a mën a wax. mais pas ay entre deux rappeurs yu xastante wala kii ñi leen di déglu sax ñoom ñoo njëkk a am temps. man nag moom wax dëgg yàlla def ma man du ma déglu koo xamante ne fu mu toll day xuloo. non yow nga war a wax man pour man ma dégg yow. voilà yow ngay xuloo man du ma la déglu donc dootoo yee kenn noonu laa ko mën a tuddee donc nag culture bi gis naa la aussi tamit nga am échange ak tonton Bass Diakhaté. waaw li ma ciy wax rek mooy comme rek li may far di wax réseaux sociaux yi bon ñu may invité parce que sama album bu bees bi ça intéresse parce que ñu bëri dañoo taxaw ne Bill Diakhou ba nga daree génnee album ba léegi yaa ngi togg génne album boo xam ni c'est vraiment international ba pare dafa c'est du lourd. man waxuma ko. ñoom ñoo ko. ñoom it dañoo toog ñu comprendre que ne lii ñuy wax nii après ci laa xam ne sax li ñuy wax dëgg la parce que man mën naa def ba dara ba pare cofantal ko man je suis comme ça lu ma def ba pare fàtte naa ko maa ngi ci leneen mais ñoom seen bopp ñoo ma woo ne ma te je te parle des grands musiciens au Sénégal. Effectivement ay ponkal ci Sénégal ñoo ma ne sa album bu bees bi c'est extraordinaire sa album bi am na salsa am na rap am na reggae am na acoustique am na blues parce que man dama def transition commencé di liggéey lu bari ci blues mooy li ma la doon wax rek dem jàngiwaat bi waaw dem jàngiwaat musique parce que blues moom mooy papa musique yi di ndayu musique yi donc boo ci taataanee rek je pense que boo ñëwee après yu bëri day facile ci foofu la nekk mais en grosso modo les jeunes rappeurs ak les anciens rappeurs nañu jéem a collaborer parce que une collaboration c'est vraiment important dafay defar réew day defar art bi nag su ma ciy wax naan ça ne va pas c'est effectivement ça fait mal les artistes souffrent saa yoo yeewoo benn artiste wala ne la saa waaye tey dépense kër gi dara. waaw parce que mais yéen da ngeen am ministre de la culture daf fi nekk. waaw mais ministre de la culture daf fi nekk mais dëkk yu bëri am na ministre de la culture mais dañu faale seeni artistes dañu gëm seeni artistes. yeneen dëkk yi quoi donc si je comprends bien fii Sénégal. non ils n'ont pas cette culture là boo xewee rek xew nga boo xewee xewi nga. te alors que warul demee noonu. non y a le Bembeya Jazz qui existe jusqu'à présent. oui en Guinée dañ leen di jël comme dañ leen jàpp yëkkati leen ba ci kaw. ils sont immenses. et pourtant c'est des anciens. c'est des ñooñu mooy baobab tey bi rek. waaw tey jii waa baobab. baobab ñun dégguñu leen fenn sax. waaw dégguñu leen fenn te baobab. te pourtant ñoom fi nekkoon doon ko. waaw mooy El Hadj Ndiouga Dieng ak kii xam nga c'est des grands xoolal ñuy dem ba benn instant même grands yi sax dañ leen di ay Aliou Mbaye Nder ay Youssou dañ leen di jéem a kii quoi wane ne y a d'autres choses kii c'est pas ça gis nga kii la juuti ci néeg bi moo la mën a wax foo ngay taalee lampe bi nañu fonk grand yi jàppale leen ba pare di leen ñaanal parce que ku mel ni Omar Pène boo ko ñaanalul te nga xam ne gindi na la ci façon côté bu ne ngay agressé mu ne la bàyyil agressé nga sàcc mu ne la bàyyil sàcc nga nekk di grève mu ne la arrêtel grève bi demal nga jàngi uti xam-xam donc lan lañu mën a Youssou wala Youssou Ndour ay wayam nul c'est ci àdduna kenn mënu la wax Youssou Ndour ay wayam ni mu amee solo. sama réalisateur bi nee na li ngay jaay moo lay jaay ku koy jaay maanaam Alioune Kassé moo ko woy. Alioune Kassé man ak moom ñoo bokkoon groupe de break lañ bokkoon. fàtte nañ ko. man ak moom ñoo bokkoon groupe de break. danaan rap Alioune Kassé ñoo dëkkoon Medina bokk kii ñu dem ba mu génnee li ngay jaay moo lay jaay xoolal ma wax yooyu huuk yooyu nu mu amee solo cim réew nga xam ne dafay doxal réew day yee askan bi day defar nga jël ko dem daal di koy tege ne la non bii laa xewal bii moo xew léegi bii kii c'est-à-dire ñun ci ay rêve la ñuy dund dream lu ñuy naan de dream ñun ci ay dream ay rêve la ñuy dund la réalité des choses moom il faut dire la vérité telle qu'elle est pour que réew mi mën a avancer jëm kanam bu ñii di yàq ñii di defar
bu ñii di gas ñii di suul. malheureusement Sénégal nag dafa mel loolu moo fi bari waaw mu ngi noonu. moo tax du avancer parce que saa yoo yeewoo yaa ngi gis ñii ñu ngi defar pour am dara moo tax musiciens yi ci bëri léegi xalaatatuñu léegi maanaam ay ñu leen di jàppale dañuy fexe ñu jaayee seen mais un musicien yow boo xam ne yow tu es un musicien yow yaay gindi askan bi nga am ay jalousie gratuite koo xam ne day xëy rek bañ la di wax ci yow lu ñaaw di bind ci yow bu dee journaliste la mu bind ci yow lu ñaaw fu mu toogee ci télé bi wax la wax bu ñaaw mais c'est pas ça la réalité des choses en Guinée j'étais en Guinée il y a même pas un mois bi ma demee Guinée dañ man gars yi seen artiste dañoo benn gars ba pose question mu ne man yéen pourquoi seen artistes yi il était au Sénégal pour lan Sénégalais yi fonk ñu seen artistes yi c'est ça parce que man tamit parce que Afrique maanaam te ñoom dañu fonk beneen dëkk boo da ngay gis seen ay star nu ñu développé mais mooy refléter réew mi mooy seetu réew mi da ngay gis koo xamante ne mu ngi ci musée showbiz bi di ci dund te amul li ko gënal Ourey voilà dama dem Espagne ma dem benn dëkk bu tudd Saint Sébastien benn Madonna moo doon joué ci dëkk boobu ki ma àndal ma ne ko man je veux parce que man holiday rap dama ko daan déglu ma ne ko j'aime Madonna dama bëgg a déglu ay concert mu ne ñu ne ma billet yi jeex na benn ñu ne ma billet yi jeex na concert bi kenn muñ ci dem Madonna ban année la ah Madonna c'est des années yaa ngi dégg ci ginnaaw billet yi jeex na ma ñëw taxaw xaw ma lu may dem gis nga li gën a important li gën a important mooy boo nekkee ci réew di ci way tamit way ci lu baax ndax way dalay topp ba sa bàmmeel da ngay way lu baax nit ñi mën la taataan di la déglu ngay gindi askan xam nga di jaarale gars yi ci créneau boo xam ne au moins baax na parce que woykat yëpp ay savant lañ yow xam nga. dëgg la loolu am na léegi dama bëgg nga teg foofu sa baaraam ñu dem seetaan benn clip ñu dellu si waat léegi ci plateau bi balaa ñuy temps bi duñu xoj bu ko defee parce que da ngay wax am na solo loolu ay ca ñu dem seetaan benn clip dellu si waat léegi nii ci plateau bi le temps ñu ñëw ci Agnès. jaxu bi li nga ci wax am na solo trop bi dafa mel ni nga ne moom mooy buñ la takkee indi la ci kër gi buñ la takkee waaw bi yaa ngi ci expliqué lu doy waar xam nga c'est pas pour rien sénégalais bi nga absenté ñu lay laajte fu ne parce que da dëgg neex yàlla heure boo génne rek yaa ngi génne lu doy waar léegi nag lii yaa ngi ci expliqué jigéen bu nga xamante ne tey jii borom këram da ko fee bàyyi dem bitim réew te muy nekk yoo xamante ne sëy yu bëri ñu ngi tas ci yu demee noonu diggante noonu waaw xam nga góor a ñàkk jom rek góor a bëgg lu yomb rek waaye da lay leer na yow kii kat am na jëkkër ma nga jëkkëram tukki na ma nga Europe wala jëkkëram tukki na ma nga feneen nga am cofeel gu toll ni naan da ngay bëgganteeg kooku xam nga loolu ci bokk na ci ñàkk jom bokk na ci ñàkk diine bokk na ci ñàkk teggin bokk na ci ñàkk respecté say waajur ndax je pense que loolu c'est pas évident ngay bëgganteeg koo xam ne am na jëkkër kii yàlla kii tànn nañ ko tànn nañ ko mais loolu sax dafa salte mais dafa ci am góor yu bëri ñoo xam ne sax boo amul sax ñoom boo amul sax jëkkër duñ la xool dëgg la moom il préfère xool jigéen bu am jëkkër bu am mais loolu bari na la donc nous sommes dans une société boo xam ne suñ société c'est bee ngi yàqu dafa am góom robaale la commencé am du neex a faj pour ñu faj ko nag il faut que ñëpp jóg ñu xamanoo ñu delluwaat ci diine ji waaw bu dee côté chrétien nga dellu ci sa Bible nga xoolaat lan la ñu wax ci jigéen nga xam ni lekk na guro ba pare dégg na ay xeer ba pare nga wëlbati ko jaar suuf naan na nga koy doxaan yow kii jëkkëram bana ko ma nga Europe même bu ko yónneewul yow lan moo ci sa yoon boo ko mënee dimbali doo ko dimbali te yàlla tax nga def ko xoolee ko comme sa sœur wala nga xoolee ko ni sa yaay mais nga koy santage léegi jigéen ñi bu ñu demee uti liggéey santage parce que texte bi li muy wax dafa yaatu da ngay xool jigéen dañuy jóg ne dañuy uti liggéey jàng ba ndeysaan macha allah def seen carrière yëpp dem di uti liggéey ñu leen di proposer ay yu doy waar pour jox leen liggéey mais est-ce que xam nga ni yow boo demee nga njaaloo ci kaw loolu même bu fekkee ne kooku noonu xaatimal na la liggéey boobu ba nga am ko yow
sax alal du mus a barkeel. ah oui. mais nit ñi loolu malheureusement xamuñu ko. xamuñu ne alal bi boobu noonu première seetlu ñi nga xam ne bay na day naan la man su ma fayeekoo par fin du mois man damay fayeeku waaye sama xaalis du ma ci gis. day naaw sama xaalis bi day naaw foofu. parce que na mu demee la. comprendre mais yàlla du seer. promotion canapé yi mu bari. yàlla dudul seer yàlla Dieu est juste nit ñi il faut ñu xam loolu. delluwaat ci sens de la réalité. éthique am lu ñuy yëg ci seen yaram. parce que c'est pas évident. yaa ngi dégg am nga liggéey mais macha allah proposer rek yàlla mën na def nga kii ñu jël la mais bul joxe sa bopp pour liggéey boobu sa xaalis boobu du barkeel te lépp lu ci sa njaboot lekk xam nga ne sa fan la. yow sax sa bopp yow tu seras pas quitte avec ta parce que nag conscience xanaa nga fàtte. am na ku mu mës a dal parce que am na ku mës a toog ne moom bu tabaski passé bu tabaski jotee ba njabootam toog di lekk. moom dafay tiit. day tiit parce que li mu am yëpp li def ko agressé li def ko lii li def ko la pour maanaam ñëw toog ñoom ñuy lekk di dund mu toog jàkkaarloog ñoom kaay lekk papa moom mu sëgg fi mu sëgg mënul lekk. donc yooyu noonu dafa nekk loo xamante ne nit da nga war a quitte ak sa conscience. bu ñu la takkee indi la ci kër gi. jéemal maanu fonkal sa bopp bu xool bu baax fi ngay teg sa sànq. taaru jigéen moo di sëy bu ñu la sëyloo sëyal. mais dëgg la boo ñëwee ci kër nga war a jël defar boole frère yi boole yaay ji boole maam ji yëpp daa ji dajale toppatoo leen wax ci ñoom lu rafet defar mu ba mais à chaque fois da ngay ñëw ci kër ba pare tey yaa ngi kër ñoom Daba suba yaa ngi kër ñoom Penda toog fa toog ci mbedd lu nit wax nga dugal ci sa làmmiñ di dugal sa di jaxase nit ñi ñuy rayante guddeeg bëccëg mais sa yoo loolu moom moo war a sound bi. dëgg la macha allah am na solo suñu mbokku téléspectateurs suñu Label TV yi yéen a ngi jàkkaarloog ba léegi seen émission sunu buzz ak la oreille ñu dalal Bill Diakhou ak sama doom ji Agnès macha allah moom mi ngi noonu africaine la moom une vraie africaine. macha allah tey noo gisee tey jii ki nga fi ki maanaam kilifa gi ñu fi dalal tey on peut dire que kilifa li tey jii ci milieu bi parce que yàgg na fi mais boobu ba léegi lépp lu muy wax rek am na solo ak ay kilifa yoo xamante ne teg na ko fi noo ko gisee. moo ni ma gisee bon. dama kontaan sax parce que bi ma la ko annoncé de mu ne la moom laa lay booleel tey jii da ngaa bëgg. dama bëgg kay dama kontaan nga ñëw jàkkaarloog moom ñu teg fi ay clipam en même temps nga dégg li muy wax yëpp naka nga ko jàngatee ak fan la lay yóbbu. damay yóbbu fu sore parce que moom lu muy wax loolu mooy musique quoi. lu muy wax mooy musique parce que comme ni ma ko nee dañoo nekk canal de communication. mu dafa xam rôle am. loolu la nekk di def woyul pour woy ni mais day woy pour teg nit si yoon. non man dama kontaan ba xamatuma li may wax. il faut nga wax léegi nag mi ngi noonu. kontaan naa trop bon lu muy def mooy musique ah. parce que loolu la ñuy dund tey. tey adduna bi moom dafa jaxasoo. kon ni ko waxee am na ñuy gas am na ñuy suul léegi boo leen di gas ñeneen di suul loolu après kenn du bouger. parce que kii mi ngi gas ki muy suul léegi noonu la nekkee. da ngeen di sonn foofu nga ni taxawaa seen doole mooy jeex. kon ni ko ne ñëpp a war a jóg ku nekk xam li mu war a def ñu bokkoo ñu mun a liggéey loolu. d'accord mais moom li mu wax tey jii nee na dafa dem maanaam doon na musique c'est vrai que ñëpp a ñu ngi ko doon déglu di ko apprécier mais moom sentir na dafa war a jàngi musique est-ce que yow tey jii yaa ngi jàng musique. loolu moo tax ma ñëw Dakar parce que dama ne xamaguma dara. dama xeeb naa malgré gars ñi ngi ne nice na waaye man xeeb naa parce que je me sens que des na ñoragul bu baax. kon nag damay dem uti connaissance dem uti ma xam ma wàcce sama bopp ku may jàngal nag ma déglu ko pour ma bénéficier ma dégg ma xam. loolu moo tax ma ñëw fii. d'accord léegi Ibrahima bu fekkente ne parce que ñaar yi nga fi teg yépp dafa am solo. am na ñi gaa ñaa ngi koy apprécier bu baax sama nopp bi ñu ngi koy wax xale bi mën na woy am na talent Bill Diakhou aussi tamit moom. du gan ci affaire yi donc ku ko xam-xam ne xam de musique donc moo tax mu dem sax moom uti jiwaat ñëw indiwaat pour mën a gën a mën a bëggal suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ak sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi koy déglu jox ko nopp léegi nag ñaari nga fi expliqué yëpp am na solo troisième bi la ñuy dugg balaa ñuy tàggatoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi Ibrahima bu dee boobu pare na rek mën nga ko jàllale ñu naka nga gisee Agnès. non elle est extraordinaire elle a la voix. parce que dem bi ma ko waxee yow la. dafa kontaan ba am na nu mu ko dundee. elle a la voix. c'est une voix vraiment radiophonique. merci. te waaw te bu góorgóorloo tuuti. wax dëgg yàlla bu góorgóorloo tuuti parce que musique moom dafa wax bu am solo ndeysaan da ko wax rek ma kontaan. parce que man j'ai fait tour de l'Afrique on peut dire tour du monde dem naa fépp ci àdduna dama dem Johannesburg
ma seetaan gars yi di way ci seen kàllaama mu nice ma sentir que l'Afrique y a tout. Afrique am na voix am na richesse yaa ngi dégg am na don seulement lii problème bi rek moom mooy suñuy dirigeant kese mooy problème bi mais yàlla na ko yàlla soppi yàlla na leen yàlla soppi yàlla na yàlla defaraat seen xel yi mais moom fi mu téye nii bu ko bàyyiwul yàlla mën na def mu nekk un grand artiste fii ci Sénégal te déjà elle est grande d'abord déjà billaay ndax moom bu woyee rek nee naa li may wax damay gis Angélique Kidjo waaw man daal africaine yi laay gis carrément rawatina moom nee na surtout nigérienne yi moom la ëpp lu ñuy suivre mais nag dinaa la woy la woyu Coumba Gawlo Seck parce que par force kon ne woon naa la dinañ ko woy par force di nga woy woyu Coumba Gawlo di nga woy woyu Viviane di nga def benn acapella ci ki nga xamante ne mooy Titi di nga ko def ci parce que rek ñoo fi nekk de jamono ji ñu ngi toog Sénégal macha allah Ibrahima bu fekkente ne clip bu Agnès bi son bi pare na nga jàllaleel ko moom aussi tamit mu may dernière bi suñu mbokku téléspectateur ayca nee na nga yokk ko alléluia alléluia min mamone kemune yesue yukulaga zwegare banyi jemeroti bosinge miliwana la bokelo garebo basile abayina menabo ndema mom si moje bakol yukulaga zwegare miligo mugunami jeko yukulaga zwegare habayini sembe babayina menabo ndema délivre libéré bénile papa mom si moje bakol yukula gazoy garebo miligo muguno mijeko yukula abayini sembe babayina mena boga de man délivre libéré bénile papa alléluia tu m'aimais bien Lenny, Jésus, Yukula Zoé Garebo. Alléluia, amen. Tu as dit laisse les enfants venir à moi, Caloram de Diabaji, en ce qui les ressemble, papa. Les voici délivrés, Yukula Zoé Garebo. Alléluia, amen. Sali na no na Yesu matano mi apake na yang sisiri oh yang sisiri papa yang sisiri mom si moje bakol yukula gazoy garebo miligo muguno mi jeko yukula gazoy garebo habayini sembe babayina mena boga de man délivre, libéré, bénile, papa. Alléluia, alléluia. Je m'aimais bien l'ennemi, Jésus, Yukula Zoé Garebo. Alléluia, amen. Amen. alléluia ayca alléluia moom nga wax ah. waaw. alléluia mi ngi noonu ñun ku ko dégg xam lan mooy lan nga bëgg wax foofu noonu ah. macha allah yal na yàlla gën la teg loxo bu baax. li ngay làkk man bëgg naa koo xam wax dëgg neex yàlla su ma sañoon damay dégg làkk bi.
naa la ko jàng. il faut nga jàngal ma ko de. amul problème sa taal bëgg na ko dégg de. léegi lan nga ñu bëgg wax ci ba wax alléluia. bon xam nga dama bon monitrice la. dama am ay xale yu may jàngal fële comme je l'ai dit je suis évangéliste. yu may jàngalee xale yi mbirum kaddu borom bi. léegi bu ma xoolee xale nu ñuy dund dafa métti. dafa métti fële jigéen sox. d'accord amoon naa beneen dëkk Dar Salaam ak Niassia. foofu laa nekkoon dama leen di jàngal mais am na ñi am problème comme ñaari monde la ñu nekk spirituel comme physique. waaw loolu si côté diine la. xam nañu lu bëree ki nga xam te day julli ki nga xam te day prier xam na côté lu may wax. bon toujours woy bi mooy bénir les enfants délivre-les c'est lu ñu dund dafa métti. bon ma am loolu si xol comment dire ma am ko ma yëg ko si xol bon ma ne fa ma woy loolu ma ne yàlla na je dis bon bul xool lu ñu mel bu xool lu ñuy mel suba tam mais yërëm leen nga taxaw leen bul bàyyi seytaane taxawal seen diggante. bon j'avais cette chose ça me faisait mal parce que ma ko doon bind sax ma doon jooy parce que li ma gis la si xale yi. waaw ma doon ñaan implorer borom bi pour mu jàppale xale yi mu teg loxo seen dund comme orphelinat yi ak taalibe yi tu vois ça fait mal. loolu ma poussé ma woy bi ma leen di jox borom bi. macha allah ça se voit parce que man yaa ngi may yóbbu fenn sax mu nekk lu am solo. merci yal na yàlla defal la jàmm may la bu baax fi nga bëgg a yegg ak xale yi. yàlla yeggale la fa yal na la ko yàlla defal. moom elle est gentille macha allah. yal na yàlla jàppale la sàmm la bu baax Bill Diakhou lan ngay wax ci loolu par rapport ak loolu ak xale yi lan nga ciy wax. li ma ciy wax rek moom mooy moom bi mu waxee loolu xaw ma li muy wax dëgg yàlla waaye bi mu ci boolee xale yi ci la am yëg-yëg ci way bi ndax way bu ne rek xam na ñun moom dafa am ñun ci dañ di ay taalibe boo xoolee Serigne Saliou mu doon def xale yi di leen teg ci wetam di leen jàngal di leen dundal xam nga yooyu et puis boo demee ba am doom tamit xam nga ba am doom di leen gis nii da ngay am xolu yërmande sa xol da ngay am day adoucir par rapport ak boo gisee xale da nga koy yërëm yaa ngi dégg te xale muumin la te muuminu yàlla la xale rek ngay jël jox sarax mu ñaanal la sarax ba nekk dëgg la li ngay bëgg nga am ko waaw woy bi rafet na trop wax dëgg yàlla rafet na trop ci xale bu ndaw ni mu toll nii xelam di dem ci loolu waaw xelam di dem ci muy dimbali yeneen xale xelam dem ci muy toog di assister yeneen xale ci yeneen maanaam seen i ay melokaan peut-être bu rafet rek mu jàppale leen nekk ci biir église bi nga nekk nga leen évangéliste bi nga nekk di leen jàppale donc yaa ngi leen di jàngal yan fas lan nga leen di jàngal parce que comme li ma nee man évangéliste la bon si cadeau borom bi comme ñun chrétiens yi maanaam da nga leen di conseiller. waaw dama di conseiller di jubanti comme Bible lu mu ko wax. waaw d'accord comme ñun nuñ koy defee rek. ci alxuraan bi. ñoom aussi tamit ñu ngi bay seen waar ci éducation. donc mi ngi noonu yal na yàlla defal leen jàmm te taxawu leen bu baax a baax a baax. ñu nekk suñu jeexantalu émission comme ni ko wolof di defee man damay try ci wolof bu baax a baax a baax. parce que français bi dama ko bëgg a tegee ne la léegi daal maanaam parce que sonal na askan bi dëkk bu ñëpp di làkk wolof de. d'accord léegi Agnès lan ngay tàggatoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi. bon maa leen di ne merci. parce que accueil bi moom neex na ma torop. je suis à l'aise. man sax gëmëyu ma ni naa nekk à l'aise nii. non pourquoi pas. je suis à l'aise parce que yow sama doom nga dama lay mettre waaw loolu la li ma fekk fii moo génne sama stress. waaw parce que bi mooy deuxième fois may kii si télé ni nekkoon na RTS surtout waa fii première fois. ni ma ñëwee génne na sama stress carrément dama free carrément. kontaan naa da ngay gën a free di nga fi ñëwaat incha allah. waaw affaire yi gën a avancé. oui incha allah rabbi. jaajëf merci guddi ñu ñëw tàggatoo ak ki nga xamante ne moom mooy Bill Diakhou le grand ñu am mbégte dalal la fii ni la gars yi nammee woon nga expliqué waat lu leer nañ yaa ngi ci yeneen bagage wax dëgg neex yàlla. mais ñu bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi. wax sa dernier mot. jërëjëf Ourey jërëjëf waa Sénégal jërëjëf ñi seetaan. suñu Label TV sa émission suñu buzz jërëjëf directeur bi. Matar Sylla ak soxna si nga xam ne vraiment. Agnès elle chante bien ak. sunu réalisateurs yi. voilà ak caméraman yi maa ngi leen di béggee daal ñëpp ña nga xam ne ñu ngi tamit déglu Bill Diakhou fans Bill Diakhou. parce que sama benn waaye nee na ma yow sa fans du màgget. ma ne ko lu tax mu ne ma même buy dund 90 ans. da lay déglu.
ma ne ko jërëjëf mu ne ma loolu mooy musique kon kontaan naa ci àdduna et puis kii dafa ne dafa kontaan mais man maa gën a kontaan parce que vraiment kontaantité nit ku bëgg moom mooy nit koo xam ne amoo stress man nag j'ai tué le stress depuis ma naissance. tey sama grand waaw. moo tax foo ma fekk dama. da ngay free c'est vrai xam naa loolu. donc nag ñu ngi kontaan bu baax li leen fi indiloon ci seen émission sunu buzz comme li may wax rek tous les mercredis rap galsen la ñuy def bu ñu amee ay invité rappeur dañ leen fii dalal ñu waxtaane ko ba mu neex comme ni ñu koy defee comme d'habitude li ngeen bëggoon dégg ci biir jaxu peut-être xëy na waxuñu lépp parce que temps bi moo ñu xoj mais aussi tamit li mu loo xamante ne lu ngeen namoon la ci moom dégg ngeen ko ñu fàttali leen kan mooy Bill Diakhou mooy clip yi ñu fi jàllale moom loolu yëpp moo ko fi def macha allah ñu namoon ko loolu Agnès sama doom ji ñu ngi lay remercier bu baax ci sa disponibilité yow tamit bu baax a baax a baax mbégte lay am ak contentement jàkkaarloo yéen di leen présenter seen émission Sunu Buzz à travers Sunu Label TV di leen joxaat rendez-vous demain incha allah ci yeneen fem amaana sax du ma leen ko teel annoncé mais bu subaa di ngeen am beneen surprise bu doy waar ci jeudi bi incha allah rabbi noonu la ñuy def donc nag jàmm xéewal yéen ñëpp ba suba ak jàmm incha allah rabbi ayca mi ngi noonu. bañ koy bës fii lay fanaan